Madame Cissé Fatso, secrétaire municipale de la commune de Thiès-Ouest. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'être là aujourd'hui et d'avoir finalisé ce projet si cher au maire de la commune, M. Aliou Sow. Il en avait fait un défi. Voilà 2 ans qu'il voulait faire ça. Mais on avait quelques soucis parce que d'abord, c'était le coût, ça coûte cher. Ensuite, il fallait trouver de l'expérience, de l'expertise. Et on l'a eu grâce au docteur Valérie Ndiaye, qui est médecin biologiste et qui travaille à l'ITEA et qui a eu à former plusieurs dames. Qui est venue aussi avec 2 assistantes, 2 pontes de la transformation. L'une, c'est Madame Traoré qui fait céréales locales et l'autre, c'est Amine Tefal qui fait fruits et légumes. Donc, grâce à elle, le maire a pu relever son défi de former les femmes, d'en faire des femmes de développement et qui était son vœu parce que le maire a toujours dit qu'il fallait mettre fin à cette période où les femmes tendaient la main pour demander des secours. Vous voyez en période de secours ce que nous recevons comme demande. Il fallait donc développer la femme, aider la femme à se développer, à s'affirmer et à exercer des activités génératrices de revenus et à pouvoir s'auto-prendre en charge. Donc c'était là peut-être un des objectifs de cette formation. On a pu le faire grâce à Dieu. Malgré nos modestes moyens, on a réussi. En termes d'accompagnement, les femmes ont sollicité du maire une ligne de crédit. Alors nous sommes en phase de trouver ce financement-là avec les organismes de financement, les institutions financières. Le processus est enclenché et là je ne peux pas en dire plus. Puisqu'il s'agit de questions d'argent, je voudrais être très prudente. Sant Yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñuy waajur di gërëm monsieur le maire ndax lii lépp bu amee moom la mébét la woon mu yàgg ci moom nag yàgg ci xolam bëgg ko génne ndax dañ naan diggante diggee yàkkamti ngërëm la mais sant yàlla aujourd'hui jot na ko def metti na parce que ku ne xam na ne formation coût la te mairie dooleem bariwul mais yàlla jàppale ñu ak nit ñu baax ñu mel ne docteur Valérie Ndiaye ak ñi mu àndal yombalal ñu ko ñu def ko ci période koor gi vraiment je pense que femmes yi kontaan nañu te bu femmes yi kontaanee rek ça veut dire que am nañu objectif boo xam ne atteindre nañ mais bien sûr parce que ku nekk xam na ne dëkk bi léegi lu baax jigéen a ngi ci ku ne xam nga ni léegi benn loxo yoratul kër ku ne xam nga ni góor ñi léegi seen doole bareetul jigéen ñi ñoo nekk ci kër yi ñooy yor seen doom ñoo yor seen bopp ñooy togg cin rek li ci jigéen di def góor xamul nu mu toll te loolu yëpp su fekkee ne amul autonomie financière du ko mën dañu passé foo xam ne la femme est dépendante donc foo lu période boobu la ñu passé léegi nag il faut que femmes yi ñu tàggat leen ñu mën a def demal seen bopp mën a liggéey jëriñ seen njaboot parce que loolu mooy développement. waaw li ci topp mooy jàppale leen ñu am financement comme li ñuy wax ñu ngi si yoon bi femmes yi demandé nañ ko. maire mu ngi ciy waxtaan ak ay institutions financières mais comme li may wax comme affaire xaalis dafa doy waat surtout mairie boo koy wax da nga ciy def ndànk waaw mais daal xam naa ne ñu ngi ci yoon bi yàlla nañu yàlla jàppale ba ñu àggali. merci beaucoup. le micro là. awuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah. dama bëggoon suñu mënee dégloonte rek ndax damay wax ni jotaay ëpp na nga dem ci muy jotaay bu am njëriñ nga ñibbi ñu lay laaj lu fa xew mënuloo ko nettali surtout muy lu la amal njëriñ ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp tàmbalee ko ci délégué de quartier yi mënoon naa koo tàmbalee ci préfet mais su ma ko tàmbalee ci délégué yi moom day am satisfaction parce que dafa jox ñii délégué de quartier yi cër. moo tax ma koy tàmbali ci ñoom doyen Sele suñu Pape Assane Ba ñi fi teew ñëpp fay ñoom ñëpp ñu ngi fi toog donc ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di wax ni su fekkoon ni su préfecture bi ñu nekkoon bu cérémonie bi yéexoon bu jeexul du ma ñëw dama ko doon àpp ci bii sax ma tardé fi ndaxte la ñu fa téye woon lu am solo la mooy suñu frère bu fekkoon bi mu fiy nekk di exercer amuñu woon fitu wax ko tey bu fi jógee duñ ko wax mais lu waay bon wala nga iñaan xam ni
commune Thiès Ouest arrondissement Thiès Sud commune Thiès Est ci ñetti at yii ñu fi nekk stabilité bi fi amul ci benn commune ci Sénégal te bu fekkee loolu am nañ ko liñ naan wax ci sa mbaaxu moroom du wàññi sa mbaax dara yàlla ak jëmm ji toog moo tax damay wax léegi ci ay kanamu mbokkam te leen bi ma yàlla di fal maire tàgguwul Babacar Ibra Mar te yàlla def na dañ koy ñaanal li mu wax sànq c'est important nee na affaire bi au revoir la du aja dañ koy ñaanal buy ñëwaat Thiès na nekk promotion na fi ñëw en tant que préfet wala sax bu ñëw fi en tant que gouverneur li yéene nañ ko moo tax ñu wax ko te ci koor lañ nekk bu fekkoon def fi nekk ak ñun def fi leneen dañuy dem toog ci cérémonie ba te suñu làmmiñ bu dem jotee ñu ba ko mu dem mais nee naa madame Cissé léegi-léegi loo mën a def ba suba le maire Moussa Sy buy toog di témoigner ci kooku ñun ñu mën a témoigner ci Babacar Ibra Mar nee naa ko fexeel ba suba am ñu dem Dakar ànd ak moom te ku bëgg a dem incha allah ñu yóbbaale la parce que nit bu ngeen seqee dara su demee ci ay mbokkam ci la ñuy xam kii seqoon na ak ñoom rafet wala donc li ma wax sànq rek lay waxaat fii ci turu conseil municipal bi fi nga jëm yàlla na ko yàlla sàmmal boppam say njaboot yàlla bu ñu jaaxle te yàlla bu ñu tiit te man jàpp naa ne jullit du tiit te délégué de quartier ak imam yëpp seede nañ ci yow ak say wayjur que ni jullit nga loolu rek doy na ragal jullit moomu ko donc tey man am naa entière confiance que li nga def Thiès incha allah tu feras plus à Dakar yal na la yàlla sàmm discours bi ci affaire formation bi du gudd xamul lu tax du gudd ana madame Cissé mu ngi fi ana mu waaw na ñëw nii dama ni xamul lu tax wax ji du gudd bu fekkoon pare nañu ci la wax ji gudd ndax du ñu gisewaat mais man damaa ñaan yàlla ñu gisewaat su ma nee damaa ñaan yàlla nag mooy sabab bi yamul fii défi bi ma defoon au début que ni lii mën na nekk nit ñi gëmuñu ko woon première phase bay nekk nii damaa tëju ak madame Cissé bureau ma ne ko du diggee mais mébét la lii dañ ko mébétoon yàlla ànd ci mu ànd tey jigéen ñi mën nañ def fruits et légumes di def céréales locales kenn ku ci nekk jóge ci groupement wala nga jóge ci quartier du ñu arrêté ba ñu pare parce que am na ñoo xam du ñu dégg li ñuy wax mani mébét bi ñu amoon ñaan yàlla ba liy sotti dañuy ñaanaat yàlla groupement yi ngeen bokk muy ren muy déwén waxtu bu mu mën a nekk suñu mënee jël tey ñaar di def transformation fruits et légumes mais sañ nañoo ñaan yàlla mu dimbala ñu ba ci même groupement yi am ñeneen ñaar ñuy defar saabu ak leneen donc ci benn groupement bi mosaan foog naa c'est possible que dans le même groupement benn groupement bi war a mën a def fruits et légumes céréales locales di defar savon di defar leneen dans le même quartier moo tax sànq ma ne ana madame Cissé mooy mébét la bu ñu am maire mooy am vision bi wax ko ñu jéem a seet nu muy fexe ba mu nekk du diggee mais mébét nañ loolu mu nekk te su nekkee ce sera au bénéfice des groupements de femmes sooy combattre quelque chose da nga koy combattre jusqu'au bout di wax jigéen ñi li tax ma ni sànq li may wax sànq du diggee am na ñoo xam ne tey formation bi surprise ci ñoom biñ leen di woo téléphone naan leen ñëw leen am na ñoo xam ne ba bi ñuy ñëw fii jàppoon nañ ñu ay naxe mbaan il a fallu que ñu xëy ñu jox leen tenue ñu sol ko xam nga la moo ko waral du woon yéexantu mais mbir boo koy song da nga koy def ba mat wala nga bàyyi mu ñu leen woo ngeen ñëw fii kii sol lu xonqam kii sol lu jaune am du ñu xam ku def lii ak ku def lële moo tax bi ñuy demee seeti yàlla def ci diggante Maroon ñu fexe ba xamante ak Stéphanie ñu wax ko mébét bi moom it elle a été très exigeante te exigence boobu au fait yéen tey xam ngeen fruit bi mooy lan mooy dañoo bëggoon ñu am une formation de qualité man bi Henri bi ma toogee sama bureau gis Henri balaa sa image Facebook ma ne ko foo abbé lii mu ne ma femme yoo ko defar ci suuf mooy premier groupe bi damaa wàcc ma ne ko Henri ñii mënu fee ñëw ñaari fan di fi defar ay sachet ma wàcc fekk leen ci suuf j'ai dit à Stéphanie du pour dara mais par humilité je dis que vraiment moi je suis surpris à Valérie du moins ma ne ko Valérie vraiment man je suis surpris donc Valérie merci beaucoup
li ñuy ñaan yow it mooy nga bañ a yam ak ñun fii monsieur Samb bu Grand Standing nekku fi tey gisuma ko du moins mais wóolu naa ko parce que dama dem seeti ko ma ne ko formation ngeen ñu laajoon formé nañu mais li ñu soxla mooy yow ñoom Mosaan ak ñeneen ñu mel ni yéen ngeen chargé wu ci encadrement wu famille parce que tey bu ñu leen encadré wul am na ñoo xam dinañ continuer mais xam dinañ dem toog te loolu la ñuy bañ ngeen fexe de sorte que les femmes soient encadrées su genn groupement yi fi nekk amul kayit ñu wutali leen ko fexe de sorte que ces femmes là se regroupent de manière organisée et que ça constitue benn exemple au niveau du Sénégal loolu la ñu bëgg loolu nag dañuy sant borom bi subhanahu wa taala mais aussi mënuñu ko wax nii rek dem ñi fi wax ñëpp maire la ñu wax mais dañu ne maire kese mënul dara maire dafa am bureau municipal bu muy liggéeyandool te bureau boobu seeni kilifa ñoom mooy conseil municipal bi bu doon ba ñu demee ci conseil bi wax dañuy voter pour jàppale femmes yi conseil bi nanguwuñ ko tey maire du mën lii donc suñu amee waxee maire gàcce ngalaama maire day dellu gërëm conseil municipal bi gërëm aussi le bureau municipal fii laa ko seede te man weesu naa fu may ragalee nit ginnaawam dama ni dañuy croiser les doigts di ñaan yàlla conseil municipal bi mu am yàlla na commune yëpp am bu mel noonu parce que c'est des conseillers équidistants de tous les détails politiques ñoom xam nañ li leen fi indi donc suñ fi toogee tey man au nom du conseil municipal au nom du bureau municipal damay wax ni dañuy gërëm tous les conseillers di gërëm aussi la délégation qui est venue au nom du maire Pape Bassirou Diop man maa ngi ko bàyyi Touba 2 heures du matin parce que man Touba laa fanaan maa ngi yegg si 5 heures du matin jóge Laylatul Qadr ñii fi ñëw ñii ñëpp tey muy commencé ci sama 2e adjointe au maire muy Ndeye Sall ci premier adjoint au maire bu Pape Bassirou Diop muy Cheikh Lo ak Adja Assou Diène ñëpp ñoo jógee ndoo Touba ñu yegg si fi 5 heures du matin kon bu ñu ñëwee tey représenter le maire Pape Diop dañ leen war a gërëm di wax ni li exemple la waxoon naa ne ci commencement bi ni bu kañ a tëbee ñu dóor bu beneen génnee lu ñuy wax beneen a ngi mais kenn dootul wax kañaa ngi parce que kañ a génn na ba pare donc tey communes yi dañuy lancer un appel parce que y a des communes yoo xam ni yi fi nekk au niveau du département de Thiès mooy ñoom ñëpp bëgg nañu lii tey mais am na ñoo xam ne dañu doon wax est-ce que mën naa nekk mais il fallait que kenn jéngu rek waaye il fallait que kenn jéngu wane na mën naa nekk mais je vous dis balaa année bi jeex nga gis yeneen formation yu mel nii au bénéfice des femmes de Thiès loolu la ñuy lancer comme on appelle l'heure est au travail bi Ablaye Wade ñëwee fii di wax travail encore travail Macky Sall ñëw génneel ñu un plan ku nekk da nga war a xool lii sa cër ci plan bi nga def mais doo fi nekk naan Macky il est comme ça alors amul sens li am sens mooy nga comprendre ce que c'est que le plan Sénégal émergent nga xam ne lii moo ci sa cër nga jël ko dem jouer ko ëllëg bu ñuy def bilan plan Sénégal émergent nga mën di man lii laa ci jouer mais nekk fi di tàgg Macky Sall di tàgg Idriss Seck ci yam aucun leader n'a besoin d'un maire ou d'un militant qui est là di leen ragal seen ginnaaw on a besoin de suivre leurs orientation rek mooy lii di wax ñu ngi leen di sant leen gërëm di gërëm vraiment ñi fi ñëw ñëpp le conseil municipal les femmes de développement dañoo wax sànq ñu ni monsieur le maire dafa jóg woowal boppam femme de développement pour appuyer leen mais moo ñu war parce que dañ fay fekk climat boo xam ni on avait divisé les Thiessois gëmloo leen ni yow ci ginnaaw diw nga topp yow ci ginnaaw diw nga topp maire bi àndul ak yow moi j'ai dit que c'est faux ñëpp ci ginnaaw maire la ñu war a topp nga à partir boo mën a bokk man lijjantiwu ma ko man li ma lijjanti mooy administré nga conseiller nga da nga yor ay voix kii wax fii léegi nii damay sama xol dafay jiixi jaaxa laa dal mosaan li ma ko wax ma ne ko moom problème bu rëy la am du problème politique mais dafa nekk ci diggante ñaari doom baay parce que man papa Thierno Alassane moo ma jàngal alxuraan donc tey su moom su nekkee sama digganteeg Thierno du ma ko bif ci man mais damay ñaan yàlla kilifaam ñoo ànd ak man comme ça moom mu nekk à l'aise donc loolu mooy wax ji kenn du gis lu baax di ko sànni moi je le dis haut et fort tu peux pas citer les meilleurs sénégalais sans citer Thierno Alassane saxaluma suukar mais loolu dañ ko war a wax donc man dama ne je lance un appel d'abord dans le conseil municipal tey bu amee jot ba nekkatul ministre war na mën a ñëw toute son expérience conseil municipal bénéficié wu et incha allah il a les portes ouvertes et il a cette grandeur d'esprit loolu moom ñëpp xamal nañ ko su fekkee dans un cadre politique ñu jéggal ma politique ñu buy tànn na tànn doom baayam
ah yow neel Thierno buy tànn na fi bàyyi Idrissa bàyyi fi Macky Sall tànn doomu baayam loolu daal laa koy ñaan donc di sant leen gëm di wax ni madame Cissé les femmes sont là Ndeye Sall yow mi nekk bureau municipal nekk jigéen jàppal ni jigéen ñaa ngi nii les conseillers municipaux qui sont là jigéen ñaa ngi nii jigéen ñii nag mooy échantillon bu njëkk bi su ngeen leen encadré affaire bi rëcc su ngeen leen bàyyee formation bi échoué il faut les encadrer il faut montrer à tous les Sénégalais que ni lii ñu def nii dañ koy pérenniser man loolu laa gëm lii nag maay nekk seen avocat maa war a bu bureau municipal ak conseil joxe ma décider mais bi yoon seen avocat laa nekk ci biir conseil bi pour que ñu fexe ba su fekkee financement la ñu war a wuti ñu ànd ak yéen wuti ko même buñ ko mënta joxe ñu ànd ak yéen wuti ko bu fekkee dafa laaj dem seeti ay partenaires pour yeneen formation yi ñu fexe wuti ko ngeen def kii bi di gërëm aussi conseil bi ci compréhension bi xam lu tax loolu dafa jaral leeral bi ñu waree def le choix gisu leen benn conseil municipal et pourtant soxla nañu ko parce que am na ñoo xam ne amuñu ko mais dama leen wax ni nit duñu la jox lépp nga jël lépp dem leen seen koñ yi ak groupement yi ngeen tànn yeneen femme parce que nit ki aussi bu la jiitalee nga nekk conseiller ñu joxaat la benn place formation nga dem dugal fa sa bopp boo amee xel dina ne kii baadoolal moo tax dañu waxtaan man ak ñoom ñu nangul ma ko ne ma li nga wax mooy liy dëgg nañ génn jël suñu ay nit ñëw ñu def formation mention spéciale à ces conseillers te fii laa koy wax parce que su ngeen bàyyee ba ngeen dem waxuma ko jiixi jaaxa mën na am dama ci waxtaan ak ñoom ñu nangul ma ko am na ci ñoo xam ne seen âge dañu am waroon lu mel def formation mais dañ ko nangu donc les conseillers municipaux je vous félicite et vous encourage ci voie boobu nit daal boo xamee séddale dara du la jomb boo aaki moo lépp ñàkk ñëpp te boo ñàkkee ñëpp dootoo am dara lii laa ne woon dinaa ko ci wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam su maafe dina dem bu defee yaasa dina dem lu mu def dina mën dem dina mën a neex incha allah léegi lii moom bu dee par exemple ñi nga xam ne duñu bëgg caagri mboq kese la da nga koy jëlee nga def ko ak ngalax su fekkee ne bu ñu ko defaree ak ngalax mooy bu dijj bi tubaarkàlla macha allah ku ko defar ci korite gi di ñëw xam naa xel ni dana am ñoo xam ne daanu kontaan mbayee nekk sambe ni bu dee ñu ngi fi daanu kontaan waaw léegi itam bii sànqalu mboq la bu fekkee ni bëgg nañ ko def ceebu jën mën nañ ko def ceebu jën expliqué nañ leen ko ni ñu koy tayee nombre de fois bi ñu koy tay ba nga xam ne buñ ko sóoree mu nekk ceebu jën wala buñ ko sóoree mu nekk ceebu yàpp wala moom tamit buñ ko sóoree kese mu nekk leneen loo xam ne ndambe wala leneen ñu mën ko lekk léegi sànqal bu dijj bi nii parce que ay échantillon la bii defe naa ne wax naa leen que ni daxin moo fi gën a dàq daxin boo defaree sa daxin yëpp togg ba mu normal boo ko sóoree ku koy lekk du xam ndax ceeb la wala ndax mboq la expliqué nañ leen que ñu def nañ fi expérience yu bëri ak benn projet bu tudd PAFA itamit ñanu nekkaloon di def dinañ former à chaque fois li ñu liggéey déjà moom la ñuy lekk du ñu lekk leneen ci bopp durée 10 jours formation bi ci base lii rek la ñuy togg lii mu nekk farine boo xam ne bu fekkee ne incorporé nga si par exemple tuuti farine de maïs de ñebe farine de maïs la nga def si farine de ñebe après léegi nga def si farine de mil nga def si tuuti gerte nga defar ko rek bu dee xale bu xiiboon boo ko defaralee day nekk loo xam ne apport nutritif bu baax lay am te xale bu koy lekk rek day am yaram mu kii kon nga xam ne xel ni suñu kii bi baax na léegi lii ay araw la arawu dugub bi la bu dee doomu ndaal yi lii la ñu gën bëgg pour def ko laax bu dee sama mbokk jëkkër bambara yi lii moom pour fonde bu di jibi day baax loolu neex pour fonde na am soow dimu rek sànqal bi tamit mi ngi nii mën nañ ko def ñalang mën nañ ko def lu nekk moom tamit mën nañ ko sóor def ko ceebu jënu sànqal am na ceebu yàpp sànqal am na kon ni xale yi nekk woon ñëw ak li ñu ko dégloon nii ñu dul si kontaan lii tamit caagri la bu fekkee ni léegi sëriñ bi reer na ba pare rek balaa tëdd nga defal ko tuuti soow mu sedd bu nekkoon ci biir frigo bi boo ko yëngalee dana mën a kii ba koor gi dana baax ci bopp. engrais daal loolu dinañ ko woon pour léegi nga xam ne xel que ni tubaarkàlla ñuy toog fii tey am nañu arme boo xam ne bu ñu ko kilee tuuti dina wàññi si seen dépense yi dépense si kër yi ngeen baal ñu ak wa salaam man madame Traoré Abdou Sall laa tudd waaw merci beaucoup jërëjëf
sunu kii nag mooy Valérie maa ngi koy jox moom mooy àggale pour siré ak yooyu léegi nag ci ñu accompagné. concentré de tomate def nañ ci tamit ketchup moom moo nekk nii ci sachet yi ak ci bocaux yi def nañ tamit bu dee légumes def nañ ci ay conserve de légumes ak pickle ñuy wax pour nga xam ne bii dina mën a conserver 1 an wala même plus que 1 an donc bu fekkee ne légume bi dafa bëri ci marché bi mën nañ ko jël def ko ay conserve mën nañ ko denc ba année prochaine lu yàqu mën nañ ko defar kër ga mën nañ ko defar aussi pour jaay ko donc loolu vraiment am na njëriñ defar nañ tamit jus yi am na jus de buy jus de tamarin jus de gingembre yooyu yëpp defar nañ ko mangue jus de mangue aussi defar nañ ko temps yi mangue bi bëri na te mu ngi yàqu donc vraiment mangue bi mën nañ ci def lu bëri defar nañ ci jus defar nañ ci sax mangue séché defar nañ ci mangue séché donc bii dina def 1 an du yàqu def nañ ci tamit marmelade de mangue def nañ ci tamit tranche de mangue comme ni ñuy jaayee conserve de ananas tranche lii tranche de mangue la lii tamit conservation bi dina def 1 an et plus defar nañ tamit marmelade de buy ak patate douce patate bëri na fi ah donc def nañ ko marmelade ñu boole ko patate ak buy boobu tamit baax na torop ci yaram bi bëri na ay vitamines baax na ci ndekki bi ci dessert yi ak yooyu yëpp defar nañ tamit sirop yi defar nañu aussi confiture de bissap bi defar nañ ci jus defar nañ ci sirop defar nañ ci tamit confiture ensuite sirop yi moom defar nañ ci façon yu bëri gingembre Dakar limon bissap ak pamplemousse donc yii yëpp ay façon léegi fruits yoo xam ne préparation yi bokkul su ko defee nit ki bu ko gisee benn yoon dina ko mën a defaat pour yeneen façon fruits lu mel ni orange mandarine ah ak yeneen fruits donc yooyu yëpp bu ñu gisee recette bi benn yoon def ko dinañ ko mën a expliquer nañ leen dinañ ko mën a def pour yeneen façon fruits ak légumes donc loolu lañ amoon li ñu wax ci produits yi defar donc peut-être temps bi bëriwul pour ku nekk di pratiquer lu bëri mais au moins ku nekk pratiquer na tuuti comprendre recettes yi surtout comprendre nañu aussi hygiène bi expliquer nañ ko bu baax parce que boo bëggee produit bi mu conserver wu lu yàgg il faut mu ànd ak hygiène comprendre nañu tamit contrôle parce que chaque produit am na méthode boo koy contrôler ak ay instruments yoo koy contrôler du comme ni nga koy toggee kër ga dafa am ay standards yu ñu respecté ay normes donc loolu yëpp jàng nañ ci gis nañu appareil yu ñu koy mesurer ñoom entraîné newu sax di utiliser appareil yooyu xanaa léegi kay li des mooy jënd ko war a taxawalee ba nit mën cee sukkandiku ci activité économique dundal ci njaboot gi ak yëpp loolu tey yaakaar naa ni lii prouvé na ni vraiment am nañu compétence am nañu savoir-faire ci Sénégal vraiment ma bëgg a féliciter d'abord seen formatrices yi lii ñu def lu am importance di wax également la mairie Thiès Ouest initiative yi mu jël ba mu agsi fii vraiment bu mu arrêté nañu poursuivre formation bi même ñi nga xam ne def nañ ko ba noppi nañu continuer leen gunge ba nga xam ne bii ku ci nekk fa nga nekk nga mën fa samp unité boo xam ne bii unité de référence lay nekk biir Thiès ak au-delà de Thiès ba nga xam ni ñeneen ñi des ñi nga xam ne bëggoon nañu affaire bi te xamuñu lan lañ ci duggee ñu am cawarte xam ni soxna sële quartier bi quartier bële fu nekk gis nañ fa unité yu taxaw ñu xam ni lii lu ñuy laam-laamee lu am importance loo xam ni war na ci mën a sukkandiku pour defar boppam defar njabootam defar dëkkam loolu vraiment maa ngi ciy ñaax Thiès Ouest initiative rafet na ak dem ngeen ba àgg foo xam ne bii wax dëgg yàlla ñu bari bëggoon nañ fa àgg waaye nag bu mu arrêté vraiment poursuivre leen jël leen partenariat ak formateur bi pour ñu continuer ba nga xam ne bii fu ci nekk dañu fa samp entreprise en tout cas vraiment gàcce nga la amal jigéen ñi comme ni ngeen ko waxee sànq wax dëgg yàlla lii ku ñëw ci jotaay bii tey da nga kontaan da nga xam ni takk moom macha allah def ngeen li des rek moo ñu jàppale leen pour ngeen avancer. loolu la te loolu la. waaw
ku ñu jàppale lañ bëgg. absolument waaw incha allah financement yi dina gën a ñëw. Thiès Ouest pour que ñu mën leen a jàppale ba ngeen taxawal ay entreprise. loolu moom lii ñu gis ñun doy nañu incha allah danañ fexe nu ñu ci jàppee ba nga xam ne ëllëg si biir lii ngeen taxawal nii tey dana nekk référence ci biir Thiès référence nekk référence Sénégal vraiment encore une fois doyen Maroon ñoo leen di féliciter ngeen transmettre à monsieur le maire Aliou Sow toutes nos félicitations également madame Cissé secrétaire général wax dëgg yàlla maa ngi koy wax gàcce ngalaama macha allah ñun daal dañu koy ñaanal lii mu jàpp nekk ci référence yàlla jur ay teraanga yu bare ba nga xam ne Thiès Ouest nekk une référence parmi les communes du Sénégal. ñoo ngi leen di gërëm leen sant encore une fois di wax ni en tout cas agence régionale de développement par ma voix jël na engagement pour accompagner le plus loin possible pour que lii nekk asalaamaaleykum wa rahmatulah. ma jaar seen tur mais kontaan nañu maa ngi nuyu enfin les récipiendaires li ñu gis moom neex na gis surtout pour ñun wax ma mbayeen yi dañu sàmmee ni bëgg ñu nekk trop xam naa ne valeur la ñu dañ leen jox surtout les céréales locales lu des mooy si yéen la directeur ARD du mois am ngeen instrument bi donc wala ngeen ko valoriser pour nos quartiers man de je viens de la Casamance bi madame di expliquer vraiment jooy moo ma dese sama village bi ba ma fa demee mango yi ngay gis mango yaa ngi fay tuur même béy yi sax duñu ko lekk et quand j'ai vu que des conserves de mangue de légumes mais vraiment je suis très intéressé je pense que notre développement viendra de là à consommer local à vraiment pérenniser ce que nous produisons que ça soit pas fugace li ma wax ni si légumes yi am na temps boo xam ne bii légumes yarul dara mais am na koo temps boo xam ne hivernage doo gis légumes donc li mu leen wax nii defar ni muy conservation lu baax la ce que on peut vous conseiller mooy bu leen def formation ngeen denk seen blouse yi si seen kii faut continuer parce que am na li ngeen jàng fii donc seen blouse yi bu leen ko wëcc ngeen fàtte formation bi vous pouvez vous former en groupement vous pouvez faire des GIE vraiment de transformation de ces légumes et c'est beaucoup d'argent vraiment ñu ngi leen di saluer ñu ngi leen di remercier si taxawaayu bu kii maire bi taxaw c'est ça le développement et merci. merci beaucoup Maye Samb xam naa bu ñu jógee takkal ko ci affaire yi ndax ab sàmbeen moom yi njëriñ bi mu am ci suñu yaram donc déjà njëriñ boobu rek day tax borom kër yi duñu gaaw di fay ticket hôpital ak ordonnance parce que nit ñi ñëpp dañuy am wérgu yaram xale yi dinañ màgg bu normal ah ñëpp daal dinañ am yaram vraiment bu dëgër suñu soldats yi di gën a am doole pour mën a xeex jàngoro yi donc déjà loolu rek bénéfice la boo xam ne ce n'est pas négligeable teg ci nag beneen bénéfice bi nga xam ne li boo ko defaree mën na nekk sa métier nga ci liggéey di si jaay fépp même di si exporter sax donc mën nga nekk jaaykatu jus bissap nekk millionnaire donc loolu moom vraiment bu fekkee ne liggéey bi mu jaar yoon nga koy contrôler nga respecter normes yi
vraiment mën na nekk sa métier nga am ci lépp loo soxla donc vraiment maa ngi leen di gërëm ne leen nag bu leen complexité ci métier bi man docteur laa ma gis njëriñu liggéey bi au lieu ñuy toog hôpital di xaar feebar maladie di ñëw nga ne leen garab amul place amul ak yooyu moo gën nga dem nga jàngal ko yan la war a lekk ah loo xam ne mu ngi ci wetam te du gaaw a feebar moo tax ma ñëw ci métier bi ma ñëw ci agroalimentaire maanaam ñu def prévention moo gën ñu toog rek di xaar maladie ci biir hôpital yi moo tax ngeen gis ma tey ma nekk fii ci métier bi donc maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen encourager li ngeen fi jàng yépp ngeen dem kër ga ngeen koy pratiquer ngeen koy jox seen waa kër yépp te aussi ngeen fexe ba regrouper wu mun a jënd matériel bi ñu fi jàng yépp ngeen mun ko jënd peut-être par kenn dina xaw metti mais boo leen defee ay groupement di ngeen mën a boole doole bi ngeen jënd ko parce que vraiment am na solo pour conservation bu baax maa ngi remercier équipe monsieur le maire yépp monsieur le maire ak toute son équipe parce que condition formation bi xaw na metti mais vraiment dañu teg ci ay conditions yoo xam ne manqué wuñu fi dara donc man ak sama collègue yi vraiment ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen ñaan aussi ngeen koy consommer parce que nee naa léegi mairie ouest waratul fii jënd ay yeneen boissons gazeuses ay yeneen boissons yu jógee bitim réew ah muy yéen mu seen doom yi ak seen xew yi yooyu yëpp war ngeen ko bañ léegi li famille di liggéey di transformer rek ngeen war a jënd yéen tamit lu ñu passé commande rek ngeen daw ngeen defar ko ba mu baax ah donc vraiment loolu laay encourager ñu encourager famille aussi nu ñuy amee matériel yi parce que am na solo équipement ak surtout des unités de transformation donc maa ngi gërëm ñëpp di leen wax ba beneen incha allah di leen souhaiter korité ci jàmm korité bi aussi ngeen utiliser produit yi voilà merci beaucoup. ma nuyuwaat ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di rafetlu jotaay bi di wax ne rek Abdou Aziz ñun mënuñu lu dul jaajëfal jigéen ñëpp waaye nag balaa ñoo jaajëfal jigéen ñi dañuy jaajëfal suñu formatrice yi ndax kenn ku ci nekk ndax wax dëgg yàlla premier groupe bi dama fee jaaroon rek dem gis naa leen ñu def benn liggéey bu extraordinaire mais deuxième groupe bi nga xamante ne nii damaa toog ak ñoom lundi ba tey jii macha allah laay wax ndax xam nga superviser ay jigéen te nga nekk xale nekk ak peut-être maa ngi fekk samay rakk mais li ci ëpp dama fee nekk ak samay yaay du dëgg te amul kenn koo ciy wax ne ko jugal rek mu toog donc déggal nañ ñu parce que bu fekkee ne da ngay superviser say moromu yaay say moromu mag te déggaluñ leen liggéey bi du mën a sotti tey man am naa yaakaar ni premier groupe bi taataan nañ ba ñoom ñëpp am lu ñu yóbbu mais deuxième groupe bii ah man de wóolu naa leen wax dëgg yàlla ndax kenn ci ñoom ku ci nekk rek muy ca raxas ba muy ndab yi nga xam ne moom lañ la dénk muy produit yi nga xam ne moom la ñuy defar seen kaye yi jógul ci seen loxo te loolu moo gën a dal sama xel kon nag dama leen di wax rek la ma leen waxoon ca début ba rek tey buñ dañoo ñëw pour jàng te jàngal ay mag yombul te ñun yaakaar naa ni premier groupe bi ak deuxième groupe bi ñi ci nekk ñëpp lii dina leen amal njariñ suba donc dañ leen di jaajëfal li may tëjee rek mooy damay jaajëfal monsieur le maire Alioune Sow ndax monsieur le maire Alioune Sow lu tax tey dama koy jaajëfal waa ñu tàccul ma sama maire mi ngi ñëw Abdou Aziz ma ne loolu rafet na monsieur le maire bi ngay dugg ci sànq dafa fekk ma toll ci yow li tataabee taasu léegi ci loolu laay ñëw rek dama ne monsieur le maire am na loo xam ne sax mënumaa taxaw di ko exprimer ndax tey dañoo nekk ci maire bi nekk ak moom dama leen a jëlale yéen mais ñun ñuy ay conseillers nekk fii ci maire bi
bokk ñoo moom parti de waaye kooko waxul du ko xam li may jox firnde rek ci journée de la femme bii weesu monsieur le maire Aline Sow amul groupement bu mu joxul ku organisé ku ne yëkkati na 20 junni jox la man nag damay wax ne la loo bëgg ci mairie bi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam di nga ko am ndax xam nga lu tax di nga ko am tey formation bi tey su ko neexoon ne am naa suffisamment ay groupement yoo xam ne mën naa leen koo defal mais tey fii parti bu nekk yaa ngi fii parti bu nekk yaa ngi fi kon nag monsieur le maire man damay wax ne danga ñoo teg ci yoon ndax dama li may wax rek ne nit ku ko cëralul rek yàlla du la cëral te yàlla ku mu cëral nag boo ko cëralul perte nga te am naa yaakaar ni gis nga lii kanam la jëm ñun xam nga lan la ñu soxla nag dañoo soxla ku ñuy gestu dañoo soxla maire bu ñuy xool parce que dañuy campagne ba jël la teg la fi mais maire nag daf fi toogeewu fi ndax dañ ko fee teg de population la wax ne moom moo ko fi teg te loolu ñun dañ koo nangu dañu ne toogeewuñ fi toogaayu parti dañ ne ñun suñu loxo yëpp ci kaw Aline Sow suñu monsieur le maire bii man Aram Silla dama koy wax te keneen ku ma xamit danga koy wax conférence bu mujj bii ci sama koñ man maa jël sama téléphone woo ko ne ko maire yow xanaa doo ñëw naaj na mu taal otoom ñëw ñu recevoir ko te loolu jafe na waaw tey Adja Ngoné mii keroog journée de la femme bi mu koy organiser et pourtant yëgalu ko benn yoon nag mais moo ko woo téléphone ne ko dégg naa da ngay def sa journée yëkkati enveloppe bu takku jox ko kon fa tubaab fakalla macha allah monsieur le maire yow jàmm rek ngay am dama ni au niveau de la zone ouest jàmm rek ngay am xam nga ñun kan la ñuy xeexal dama ne ku ñu defalul dara moom la ñuy xeexal maam nag nu mu gàtt nangul ko ne mën naa daw monsieur le maire yow yaa toog fii conseil ne bés bu ñu def évaluation du population bi ñooy wax li nga liggéey moo naan fàng te bu boobaa nag bu ñu neexee ñu ne ña nga toll ca kaw ndax lu ne mën naa yëkkati loxoom ne lii monsieur le maire de la commune ouest moo ko fa def te loolu kenn du ko weddi kon lii dama ne ndoote la waaye li ma leen waxoon nag yéen femmes yi ca début ba dama ne Aline Sow defalu leen lii de ba pare ne leen dem leen ngeen tëdd seen kër di nelaw monsieur le maire dafa sonn ci jëndal ma ordonnance monsieur le maire dafa sonn ci sama saaku ceeb daa jeex jëndal ma sama dawlin sama suukar dafa jeex jëndal ma jumtukaay la leen jox génne xaalis financé ko jàngal leen financement yi ñu leen di jox ci banque yi ngeen dem di ko jëndee ji ay tissu ki ay or jeex na ngénte yeeg takk yi jeex na jëndi leen seeni matériel fournisseur yaa ngi fi ñu def dimbale leen ngeen liggéey dem jaay di fajal seen bopp seeni soxla loolu la ñu bëgg kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullah di la ñaanal yàlla rek. maa ngi nuyu ñëpp def fi formation yéen laay njëkk a nuyu parce que itam am jom ak baax ci leen xame ba lii mën a am kon danaa ñëw ci yéen maa ngi nuyu monsieur le maire maa ngi nuyu conseillers yi adjoint yi maa ngi leen nuyu ku mel Ndeye Sall di nuyu sama jabar Fatou Faye di nuyu aussi nag waa est yi xam ngi seen taxawaay ci ouest bi ba ñu ubbi keroog Pape Cheikh yaa ngi fii kon tey bu ñu tëj nga ñëw kon relation bu rafet am na seen diggante bi may gàmmu barki Dembo Ndiaye kenn juutal fa yow Cheikh heure bi nga ma wuy si ànd ak Astou Dieng ànd ak Samba si mi xam mooy sama càmmeñ tul ma am ginnaaw moom ci yéen ginnaaw yàlla moom la maa ngi nuyu sama mbokki conseillers yi mu nekkoon démb ak barki dem te dara ñaaw Aliou Sow damay soog a ñëw ci yow parce que Aliou Sow mi la keroog ci bi ngay soog a falu dëkk bi di ma wax ci émission dëkk bi am par dimanche ni su ma leeroon yaa fi nekk maire duma bàyyi réew mi ndax réew mi defuma dara rajo laa ko waxe waa mbokki Thierno Assane yi ma àndal di ko dégg keneen di ko dégg kon nëbbuwuma tàmm ñu ko dégg ba ci Samba si ma dégg ba woo ma téléphone aussitôt ni ma maa ngi woo léegi Aliou Sow ko li wax ci rajo bi kon man merewuma maire yi sikkuma leen kon nag Aliou Sow di nga def formé woo benn jigéen formé woo ñaari jigéen mbooloo nga formé parce que man dama nekk Kajoor jànqeen di liggéey ak ñoom ma yor réseau avec 24 avec bu nekk yaa 30 femmes te lii nga boole suñu formatrice yu baax yële
madame Vélé ak madame Tramale ak seen doom yaa Aminata ñu def ko suñu bopp yii façon koo wàcce ci affaire bu nekk ko yow tout un peuple nga formé Aliou Sow dañuy ñaan yàlla yàlla jàppale Aliou Sow jaaxal nga nu parce que dañoo ne ci jiixi jaaxa guddi nu toll ndax nit bëgg lu ko yëg ak ko sagal ak ko dolli teraanga te jigéen ñi toog ñëpp daawuñu ñaan sax na jom nañ mu sa feese mais nag daanu soxla da ñu ko ñaxtu ci seen xol di ko wax seen i càmmeñ baa seen i borom kër tey loolu jeex na fi ndax ku ci xëy xam-xam bii nga jàng loo ci génn liggéey ko ci kàttanu yàlla dara jar parce que sell na te consommons local la nu wax li ñuy jëggaan ci tubaab bi di ko lekk extérieur na xaj na fi ci biir réew mi lii fi liggéey dara génn fi Sénégal lépp fi la ñore kon nag mi ngi leen di ñaanal yàlla Aliou Sow li nga mu defal yàlla boo ci ab daloo ci rekk saw ku baax nga jàppale nga jigéen ci développement bi barki dem 100 000 nga mel ni ci ko ñuy waxee ci 15e semaine de la femme 15e de la femme bi te du man dong nag man naa ni guddi ma toll ci APR laay yëngu waaye tey jii nag sama xol jiixi jaaxa nag saw parce que nit ki kay xam nga lu tax nit da ngay wax dëgg nit da ngay ñemee dëgg man ndey ak baay rek laa am ginnaaw ba yàlla ñun ci bu wéyee sama ndey ak sama baay ñooy sama kilifa danaa ñëw ndax fii laa xam waaye Aliou Sow li nga def kontaan nañ ci Adja Mosane sama jéeg bu ñaawul bi kontaan naa ci yow Ndour yow fu jigéen taxaw yaa fu jigéen avancé yàlla. waaw asalaamaaleykum man nag ki fi jógee léegi nee nañ ma mel ni moom waaye mënuma mel ni moom ndax moo ma gën a saf xorom waaw léegi asalaamaaleykum monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu sa staff bi nga àndal ñëpp conseillers yi adjoint maire yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu ndax monsieur le maire di nuyu aussi suñu formatrice yi wax dëgg yàlla jàngal mag dafa metti te ñun jàng nañu jàng bu sell lu fi waay xamul woon xam nga ko loo xamoon dollaku na te jigéen ñi formé nañ leen formation boo xam ne monsieur le maire fi mu ne nii koo ci jox tey financement mu dem defari siro andil la ko ndax formé nañ leen formation bu wér ci siro yi ak ci céréale locale bi ñu la ciy gërëm bu baax a baax te yaakaar nañ ne boo def jigéen ñi di nga leen jàppale dinañ ko gëm ndax ku la jox ravitaillement ne la maa ngi andi dépense bi yaakaar naa ne dépense ba dana yëgse te yàlla na yëgse ak jàmm ñun ñëpp ñu jariñoo ko ñu di la ñaanal yàlla jigéen ñi nee nañu merewuñu la gërëm nañ la sant nañ la ndax li nga def nii dafa ñëw ci heure am ndax légumes yi bare na fruits yi bare na du ñu xam nuñ koy def te lépp jàngal nañ ñu loo xamante ne luñ ci yor rek danañ xam nuñ koy conserver ëllëg mu yàgg lool ci ñun ñu jariñ ci njaboot gi jariñ ci population bi jariñ ci suñuy poche ndax bu fekkee ne da nga ñëw fekk jigéen mu toog deful dara nga ne ko kaay ma defal la nga bàyyi tàllal loxo ndax loolu dama koy dégg toujours sa gémmiñ nga ne dama bëgg femme bi autonome bàyyi tàllal loxo di ñaan ñun actuellement nii fi ñu toll nii yaakaar naa ne bu ñu financé jàppale ñu ñun dootuñu ñaan kenn au contraire ñooy defal góor ñi dañ naan góor ñi toog leen ñun ñu dépensé ndax li ñuy jàngal jëlee nañ ci njariñ bu baax a baax may gërëm jigéen ñëpp nag ndax daje jigéen ñëpp dafa xajam waaye fii macha allah man groupe bi ma bokk muy 2e groupe ñëpp benn lañu kenn xiiroo fi kenn ŋaayoo fi def nañu jàmm kafree suñu animatrice bële madame Traoré dañuy feccal di ñu woyal ñun ñëpp ñu nekk benn léegi nag monsieur le maire jigéen ñi dañ ne jox nga leen ravitaillement ndax ku la formé loolu ravitaillement la te formation bi coûté na la lu bare ndax xam nañ ne ay valeur la li nga fi andi nii valeur la te yaakaar naa ne nag formation bi boo ñu ko formé ba pare xam naa ne doo toog di ñu seetaan ñu koy bàyyi muy naxasaay di nga ñu jox lu ñu ko liggéeyee groupement yi dem liggéey andi wan la ñu xam ne monsieur Aliou Sow maire de Thiès moo ñu defal lii à cause de moom moo tax ñun ñu dem ca kanam monsieur le maire ñu ngi lay jërëm di la sant yal na la yàlla fay man nag asaf sab koo laa jógee ci groupement Assou Faye bi laa jógee Assou Faye yebal ma représenté groupement bi
ma di ko gërëm bu baax a baax parce que mënoon na seet keneen ku mu andi te bu boobaat benn lay doon mais andi na ma fi représenté naa groupe bi maa ngi la ciy gërëm fay moom tam kuy liggéey rek la bëgg kuy liggéey rek la bëgg toujours ñu ngi këram di def sirop toujours ndax toujours mu andi sirop fii ci maire bi toujours ñu ngi këram di def sirop di def céréales ñu koy gërëm bu baax monsieur le maire loolu la jigéen ñi pour gàttal ndax wax ji mënul bare dañuy taali ji ndogu pour gàttal ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yal na la yàlla aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim monsieur le maire de la commune de Thiès Ouest Aliou Sow maa ngi lay nuyu di nuyu membre conseil municipal yi fi nekk yëpp di nuyu délégué de quartier monsieur le maire y a des symboliques dafa am ay symboliques yu fort gis nga y a 3 ans de cela bi may doog a ñëw fii sama première activité en tant que sous-préfet de l'arrondissement de Thiès Sud conseil municipal la woon bu Thiès Ouest ña ngi ko defee woon sa conseil sa saalu conseil départemental boobu may mun a jee moom mooy maire tey je pose le dernier acte en tant que sous-préfet de l'arrondissement de Thiès Sud y a ce qu'on appelle symbolique donc dafa mel ni c'est aujourd'hui que la boucle sera bouclée di si sant yàlla bu baax dafa am bu yàggul y a de cela quelques mois ma ñëw fi présider fi benn atelier bu ñuy wax budget participatif axé sur le genre booba lii moo taxoon ñu koy def bokk na ci taxoon ñu koy def gis nga jigéen ñi li nga leen defal tey boo ko defee loolu la war boo ko deful loolu moo la war xam nga état mënul def lépp te am na ci ay quinzaine de la femme yu jàll yu ci bëri thème bi xam nga lan la autonomisation de la femme tey jii yaa ngi ci yoon bi nii macha allah te du lii rek laa mën a seede ci maanaam jëf yi nga jot a jëf depuis que ñu nekk fii di liggéey mën naa ko seede ci école yi mën naa ko seede ci poste de santé yi mën naa ko seede ci mouvement associatif yi mën naa ko seede ci personnes nécessiteuses yi donc bu may lim dafay gudd mais maa ngi dem te nee nan kàddu kuy dem ak kàddu ku nekk sukuraat mën nañ leen a méngale lu mu wax njabootam dañ koy topp lii sax si y a pas d'autre chemin gis nga nit ñi léegi dañu yeewu nekk naa maire nekk naa ministre wala nekk naa am naa beneen doomu tànk mu lay jariñ yow kese bu diir ba jeexee nga folle lii mooy fal nit ñi donc di jëf ci loo xamante ne bii bokk na ci li ñuy xaar li tax ñu teg la fa loolu kese mooy tax ëllëg si biir boo tàllalee na bëggaat naa ñu mën laa jox donc xam naa bu baax li nga mën ak li nga mënul xam naa li fi capacité financière bu mairie bi toll lii tey bu ñàkkoon dinaa ko mën a expliquer parce que xam naa charge yi mairie bi am xam naa fu ay moyens toll donc lii bu amee je suis sûr que bàyyi nga priorité pour def lii donc di la ci sant bu baax di la ci gërëm di la wax ne fii nga teg sa tànk boo ko wàccee wàcc nga nu ma tuddati foo waxoon teg sa tànk boo ci saxee xëj na lépp loo bëgg incha allah di nga ko mën a am wax nga sànq nag baat boo xamante ne bii d'accord naa ci nee nga femmes yi bu nu demee ba war a wut financement nga ànd ak ñoom wutal leen ko mais ma jàpp ne waruñ loo sax taxaw di la xaar tey pour wutu seen financement parce que lu tax les outils yi ñu war a soxla pour liñ fi tàggatee ñu mën koo jëfee mu jariñ leen am nañu ko les structures yi mën a jàppale ay jigéen ci wàllu woowu ñu ngi fi donc nga taxaw ci walla nga ñàkk see taxaw ñoom nañu jóg former seeni gën a dëgëral seeni groupement dem dans les structures ñu financer leen waaye quel que soit le sacrifice qu'a consenti le maire pour def lii
dina doon échec bu fekkente ni bii jógee nañ fi te amul kenn ci yéen koo xamante ni bii ci lay suturlu man loolu laa gëm donc li ma jàpp mooy lépp loo xamante ni bii administration bi ak maire def na ko comme sacrifice suba ñu ciy gis ay nit yoo xamante ni bii ñu ngi ciy tedd parce que y a pas de sot métier te yéen boo leen jàppee ci dara ñun dañuy gën a dëgëral ci suñuy kër dañuy gën a dëgëral ci suñu dund donc former des femmes c'est former la société donc monsieur le maire maa ngi lay gërëm ci loolu di la sant ci loolu di la encourager à ne jamais dévier de ce chemin-là. Je profite de l'occasion véritablement parce que c'est une belle occasion que tu m'as offert aujourd'hui de dire au revoir au conseil municipal di jigéen ñi di góor ñi ñëpp ñu bokk ci conseil municipal bu Thiès Ouest maa ngi leen di sant bu baax ci seen jëflante bi nga xamante ne bi am nañu ko durant ces 3 années di wax ne amul lenn loo xamante ne bi rëccu naa ko ci di ñaan seen mébét ci commune bi yàlla na leen yàlla taxawu ba ngeen ànd ak seen maire mën koo def donc di wax ne rek lii moom li maire wax moo fi nekk au revoir la te jàpp naa ne fii moom marqué na ma te saa yu ma neexee fii mën naa ko considérer comme sama kër